diaspora de l'opposition nga donc seen taxawaay ñi nga xamante ne ñoom ngeen teewal ñi nekk bitim réew di moodu yi assistance bi nga xamante ne moo leen war yéen ñi leen teewal fii est-ce que yéen a ngi koy matal. jërëjëf soxna Ndeye Deme kontaan naa trop ci jàkkaarloo yow en tout cas Magid damay wax rek li nga xamante ne assistance mënul weesu loo nekk ma nekk ci looy dugg maa la cay jiitu ñun de assistance boobu laa yaakaar ni ñun en tant que député de l'opposition aussi bien vrai que man defuma ko lay xam nga lu tax defuma ko lay buñ la nee boo toogoon fee jël sa laa xam naa ay bu ma doon góor boo doon góor it doo faj gàcce maanaam nekk ci opposition man du tere li ma war a wax ma wax ko li ma war a def ma def ko ba àdduna bépp di ma dégg su fajoo faju su fajul ñëpp xam ne wax naa ko donc jàpp naa ni man ñi ma fi indi amuñu xebat ci li nga xamante ne moom laay def man pour seen jooytu mën a yegg fa mu jëm yaa ngi dégg soo ko dee xool tey communiqué bi nga xamante ne la présentatrice indi na ko léegi bokk naa ci ñi nga xamante ne dañu ko nekk di ko liggéey maa ngi leen di wax sànq leen damay jóg dem Cour suprême donc man mënuma lu dul di taxaw ñu am benn collectif boo xam ne tey premier communiqué bi génn maa ko signé maak honorable député Nangu Seck muy le collectif sunu néew sunu réew xam nga bokk ci yi nga xamante ne ay xeetu taxawu la bokkul ak ñun fa ñu nekkoon ba tey fa la ñu nekk muy nous sommes dans les associations dans les collectifs dans tout ce que tu peux trouver ca Italie dañu nekk laay wax man ka wax ni mënumaa taxawu ñama fi indi man sama loxo nii ca poto parce que moo fi ñëw ku dëkk Italie rek nee naa la tey seetaanal seen TV te di ngeen ko gis ci chaîne yi parce que dëkk bi tey ñoom mu yéen rek la ñuy seetaan. ci réseaux sociaux yi sax commencé nañ leen fa gis bu baax a baax ci noonu laay ñëwee avant ñuy dem ci Mambay parce que dugg nañ ci waxtaan bi amaana ci Pape Makhtar parce que sànq Khady Colonel dafa indi benn fait muy comité de suivi wu force Covid-19 ñu gis ne que ñu ngi peut-être commencé am bruitage par rapport ak benn per diem bu ñu waroon am tey ji yow ban analyse nga ci indi wala ban jàngat nga ci am. waaw mais jàngat bi mooy lu ñuy faral di wax rek te boo ko waxee ñu ni la da ngay critiquer wala da nga nekk koo xamante ni peut-être da nga négatif tey bu ñu la nuyee dafa am ay organismes yu def ay études ñun la Sénégalais dina am ñoo xamante ni 23% des Sénégalais ñoo xamante ni dinañ perdre au minimum benn repas par jour ñun la Sénégalais yi ci 100 am na 35 yoo xamante ni tey jii dañuy perdre seen emploi et au même moment ñuy dégg ñi nga xamante ni ñoo yor suñu alal ñu wax waxu per diem c'est-à-dire dafa mel ni dañu nekk ci benn genre bamboula situation bi l'heure est grave ak guerre bi nga xamante nañ ko jotoon na déclaré en fait dafa nekk guerre boo xamante ni pour seeni intérêt la parce que boo gisee situation bi ñu toll nga dégg femmes parlementaires yi ñu ne dañuy def contribution 71 femmes parlementaires ñoom ñëpp ay député ku nekk joxe 28 000 francs ñuy censé représenter le peuple sénégalais ñoom ñëpp ci contribution bu ñuy joxe ay xeer la. non du ay xeer c'est un constat. loolu ay xeer la. du ay xeer c'est un constat parce que man je veux pas comprendre ñi nga xamante ne ñoo war censé représenter le peuple sénégalais. loolu tey ji situation boo xamante ne situation bu doy waar la boo xoolee seen masse salariale ak seen avantage ak seen privilège yi au minimum 1,5 million la ñoom ñu ni si 1,5 million yooyu 28 000 francs nañu yéene askanu Sénégal. Pape Makhtar bu dee seen doole foofu la toll. ci fayee ko 1 million de francs CFA nga ni 28 000 francs moom mooy fa la dooleem yem. oui mais il faut. dina ci tontu moom. xam nga yooyu yaakaar naa ni Sénégal kas nga koy gis da ngay dégg tey jii par exemple dëkk yi nga xamante ni ñooñu gën a jege par exemple Mali seen ministres yi ak seen député dañoo renoncer seen salaire nga gis yeneen dëkk ñu bëri di def ay effort waxuma ñëpp defuñu effort am na ay députés yoo xamante ni malgré 28 000 francs nañ joxe foofu ñu ngi def seen quartier leneen ak leneen mais dafa am yoo xamante ni bu ñuy wax Sénégal l'heure est grave ñu dégg président de la République aussi joxe fi 50 millions alors que ci semaine bi ci ginnaaw rek may woon oto boo xamante ni 40 millions lay jar dafa am yoo xamante ni tey situation bi ñu toll bu ñu gëmloowee ni l'heure est grave bu ñu leen wee encore une fois 23% des Sénégalais tey jii dinañu manqué benn repas maanaam soit du ñu añ wala du ñu reer wala du ñu ndékk 23% des Sénégalais ñun la aussi 35
ci 100 yi nga xamante ne dañu doon liggéey 35 yooyu dañoo ñàkk seen emploi donc situation bi ñu toll bu ñu toogee fii tey ji di wax waxu per diem yépp sénégalais yi weesuwu ko ñu nga xamante dañ leen nekk ci comité boobu noonu bu ñu ko deful pour bénévolat bu ñu ko mënut a def pour Sénégal parce que Sénégal bu la jox lekk jox la éducation jox la système bi nga xamante ne moo mën a permettre ba tey ji nga taxaw bañ lay naan dañ lay jox nomba tànk Sénégal boobu bu soxlaa boo mënut a ñàkk yaakaar naa ni loolu fay poser problème te puis ñi nga xamante ne dañu renoncer ils ont bien fait mais ñi nga xamante dañ ko accepter aussi dañ leen vilipender wax seen tur seen sant ñu xam ne ñii non seulement duñu ay patriotes mais dafa nekk ñoo xamante ni genre situation yii nii nga siy profité di si lijjanti ay per diem sax yaakaar naa du élégance fu demee ba ni nga xamante ni ay sénégalais xoolal ci lu ñu doon xaar ci contribution citoyenne yi 15 millions le président doon laaj ñu ngi si 15 milliards ñu ngi si 19 milliards maanaam yow sa 2000 francs man sama 500 francs honorable 1 million wala 2 millions ñu ngi si 19 milliards ay sénégalais yoo xamante ni dañu jël seen xaalis dugal ko ci xaalis boobu tey jii nga dégg ay nit naan non dañ siy jël benn part boo xam ne pour ay per diem la li yenn yi yëpp sénégalais yi la ñu bàyyi honorable mu tontu par rapport ak nee na sànni xeer nga ko doon def nee na merci beaucoup Pape Matar merci beaucoup merci c'est très gentil de m'avoir donné l'occasion au moins de m'expliquer sur ce fait parce que defe naa ne am na subateel bu metti woon trop ci député yu jigéen yi bi ñu xëyee subateel sa confrère Ahmed Aïdara revue de presse ñee tëgguñu fee ñee tulluñu fee xëy na compréhension moo fa toll député yu jigéen dañu am benn association bu tudd collectif des femmes parlementaires yàkkamti ak gaawtu bu ñu juree doom réccu daf ci am yoon te benn décision bu unilatérale baaxul parce que su fekkente ni dañu nekk 70 députés femmes ñu àndandoo ñaar wala ñett jóg jël décision ne dañu bëgg a jël ci suñu caisse 2000 la présidente sax laay wax muy madame Awa Gueye Diop que je respecte beaucoup jël décision ni moom dafa bëgg a jël 2 millions ci suñu caisse dem joxe ji boobu assemblée prononcé wul je pense que am na beneen yoon boo xamante ne mënoon na gën a élégant ñu jël 2 millions yi ñëw ni président Moustapha Niasse ñun dañoo am suñu 2 millions bu ko joxe ñu ne xaar leen xëy na di ngeen cotiser mais loolu dafa njëkk a génn ñu tudd ci turu député ñu tudd ci député yu jigéen ñi ñoom ñu jël ko dajale ko 2 millions yi dem jox ko Diouf Sarr acte bu rafet la donc nit ñi bi ñu xëyee journalistes yi ñoom ñoo def seen division par 24 000 sur 70 c'était pas ça parce que ba assemblée nationale waree cotiser les députés les parlementaires nous avons versé plus de 70 millions de francs CFA ci sama poche la jóge poche Moustapha Niasse poche Abdou Mbacké poche keneen y en a même des députés qui ne voulaient pas cotiser parce que dañu bëggoon yëkkati seen 1 million dem ba ministère joxe xam nga li ma la wax donc on a cotisé normalement comme tout le monde ñii dañ leen imputé ci seen salaire ñii 300 000 de 50 000 à 300 000 ku nekk li nga bëgg nga joxe am na ñoo xam ne dañuy bëgguñu 300 000 duñ ko wax yàllaa tax ñu di ko def nañ leen dagg 1 million ñii ne nañ leen dagg 500 000 ñi ne lañ dagleeg donc l'Assemblée nationale a cotisé les 2 millions yi Awa Gueye Diop joxe nag moom la engagé parce que mooy présidente collectif mu jël ko ne daf koy joxeel turu jigéen ñi yëkkati 2 millions joxe kon moo tax Sénégal xëy suba teel du ñu 28000 man ku ma xool xam ni man joxewu ma 28000 te ni ki man ni ki xale yu am jom yoo xamante ne tey ay toni ceeb la ñuy yóbbu fa ñu dëkk absolument muy man commencé ci man xale yi ñoom Aminata Diawo ñoom Fanta Sall ñoom Aniya Mbeng ñoom Sira Ndiaye xale yaa ngi jël seen alal di ko jël di ko yóbbu ci seen dëkk yu ñu dëkk ñoom Marie Sow Ndiaye xale yépp a ngi def si ay mag ñi ñoom Aminata Kanté donc député yi ñi ngi def am na député yoo xam ne weer bi wër na salatu ala nabi amuñu salaire man de moom dama cee bokk dama yalwaan di dund dégg nga pour wax la rek ndaxte tamit defuma ko pour sama bopp sama Sénégal moo tax ma di ko def parce que man I love Sénégal man dama bëgg Sénégal man iyo amoon Sénégal su ma bëggul woon Sénégal amoon naa tous les avantages nécessaires pour rester fa ma dëkk liggéey fa bëgg Sénégal donc ma tax a ñëw fii di am 1 million 300 ñëpp di ko tëgg man oto bu baax bu ma ko amee dëgg-dëgg yàgg na ba ma amee xaalis it xam naa ne aw ma xaalis waaye am naa sutura ndax amoon naa salaire dama doon liggéey baadoo la comme ñëpp rek ndax sëriñ bi ne woon na xam li ngay baadoo laa ngi yem ci xam li ngay am par weer bu waree nga fay ci luyaas fay gaz joxe dépense deses tout ay euro di ko wàññeeku di wecceeku muy neex boo vacances am jàmm boo teewee fii ci dëkk bi ku ne ngay dimbali kenn waratulaa dimbali ndax député nga ñëpp dañuy yaakaar ni yaa ñu war a dimbali du dëgg parce que député nga loolu nag ñu koy def ak gaieté de cœur ak fierté di féliciter sama doom Toussaint Manga man mënuma woon xaar leneen je ne m'attendais pas à moins
chez Toussaint parce que nag loolu mooy dëgg ci li Pape Matar wax rek ci laay jaar daal di lay commentéral ñun maanaam sunu groupe parlementaire liberté et démocratie nga xamante ni président Cheikh Mbacké moo ko jiite président Mamadou Diop Decroix topp ci benn commission lañ am à l'Assemblée nationale le leader Mamadou Diallo Tekki moo ko yore ñëpp dañu amoon fierté choisir ñoom Toussaint en tant que seen représentant moi je pense que un digne fils de Abdoulaye Wade surtout Abdoulaye Wade pire mooy Toussaint Manga parce que bu defoon leneen lu dul loolu su génnee du ko waxee ci suñu groupe liberté et démocratie dana ko waxee feneen mais du ko waxee foofu donc ma koy féliciter di féliciter le ministre Habib Sy muy koo xamante ni moom tamit ñàkk tedd rek la yaakaar mais ku ne xam na ni 3 millions 500 ñëpp ko soxla ku jël nag nga xam ne xaalisu Bougane Gueye Dany bu Youssou Ndour ak bu Mame Mbaye Niang bu kii Matar Fall nga boole rek nga jël ko def per jom toog jamono bi ñuy dajale di dimbali Sénégal Bougane daa joxe ba jeexal maye publicité nga joxe yow joxe nga sax boo demee maam man mii joxe naa léegi ku jël suñu per jom nu defal la ko à la riba saako dere en tout cas ci noonu la ñuy demee article phare de la presse du jour ànd ci ak Mame Mbaye Ndiaye. Mame Mbaye nuyu nañ la. fay naa la nen ne. honorable mu ngi lay tooñ sànq de ah. dañoo xëy di leen 28 kon ñu jël per diem lan la ñuy def dañu leen di xëy di leen laal. 3 millions di leen 3 millions 500. waa leen di tax mu ngoog jaajëf non tey da ngeen am gan nag. gan gi bu leen wóoree ne tey am ngeen gan rek bee boo ngeen waajal nuyu sama seex bi Mohamed Taye Cheikh ñoom Bintu comme ni nga ko waxee rek ñu jublu ci yéenekaay yi honorable yaakaar naa ne bi nga yeewu suba xool nga yéenekaay yi xool nga di ci gën a fës yéenekaay groupe des médias dafa ñëw ci li nga xam ne moom mooy campus bu université Cheikh Anta Diop bi nee nañu soo mayul dañ koy boole ci fa nga xam ne dañ fay yóbbu ñi nga xam ne dañu njortu ni am nañu jàngoro ji ba ñu war leen mën a testé xool leen dañu ko réquisitionné King Fahd Palace moom waxatuñ ko ne jël nañ ko bu yàgg ba pare lu toll ci 107 ci ay personnes dañ leen confiné sa Vélingara 12 nouvelles contaminations ñu nemmeek ko foofee sa diwaanu Touba jàpp Mbacké 84 nouveaux cas ak 10e décès bu nga xam ne gis nañu ko sa Médina moom mooy bilan bu mujj bi nga xam ne wala sax 10e décès bi moom yaakaar naa ne moom mooy li ñu am démb ñaar ñoo si génn àdduna waaye it tey ji la ñu am fukk ak benneelu cas bi yéenekaay bi ñëw ci li nga xam ne moom mooy assistance alimentaire bi nga xam ne jamono ji honorable jul na coow lu bari seetale dund gi coow li bëri na ceeb bi bëri na tànn lool nag looloo tax nag yéenekaay bi ñëw si nee na déception yi nga xam ne am na ci bari na da ngay ñëw ci gox bu nga xam ne nii la demande est supérieure à l'offre loolu la ñuy demeeku yéenekaay bi ñëw def si ab taxaw seetlu ba tey ñëw ci marché yi nga xam ne dañu koy tëj si yenn bés yi ñu jagleel ko jëndum dund gi yeneen bés yi ñu jagleel ko jënd lu ñuy jëfandikoo coow la fa nar a andi nag saafara gu jur jàngoro ndax bu ñu nee bés bi la ñu tànn ngir nag jënd fa ak dund ñëpp dañuy fëx dem fa te rassemblement bi ñuy bañ daf fay am yéenekaay bi def si ak taxaw seetlu ñu ñëw ci direct news honorable dafa ñëw ci reprise des cours le 2 juin njàng mi ci ñi nga xam ne ñoo nekk classe d'examen dañuy delluwaat ci classe yi waaye loolee nag jàppal ne bëri na ay taxaw seetlu yu bari lu ñu ci def jàngalekat yi boolu jàmbat lu fees dell lañ ci enu yéenekaay bi direct news moom moo ko wax casse-tête yi bokk na si transport jàngalekat yi ak élèves yi loolu faw ñu xoolaat ko jamono ji dem bee dikk bi xaw na féex ndax ndongo yi demuñu jàng ji waaye bu ñu xësee bañ wax leen ñu delluwaat buuxante bi dana sa bari benn am na ci ay jàngalekat yu nga xam ne ñu ngi woon si seen i kër te bu waree jàngale ñuy delluwaat si village yi xam nga ne transport interurbain dañu koy tere loolu yëpp kon équation la problème mu application effectivité du geste barrière yi tey ji ndongo yi bu ñu delloo ca l'école ba li nga xam ne récréation bu amee du ñuy génn nekk activité kon mooy tax a wax morom bi nekk doon dand ma 1 mètre amuñu ku leen ko waxal sa classe ya gis nañu benn banc ñaata nit ñoo fay toog ñett jàpp ñeent ndax loolu nañ ko sóoraale en tout cas ay mesures la yoo xam ne faw ñu bàyyi si xel waaye it abri provisoire yi am na ci boo demee ci dëkk yi nga xam ne ñoo nekk à l'intérieur du pays ay mbaar la ñu am ay tente abri provisoire lu toll ci 6000 abri provisoire ba léegi fii réew mi toll ñu koy am ñooñu tamit seen cas faw ñu xool ko bu ñu fekkee dañ bëgg ñu delluwaat ci njàng mi yéenekaay bii di direct news foofu la génne libération ñëw ci liste ñi nga xam ne ñoo faatu ci mbasum Covid 19 gi nee nañu mu ngay gën di bari ndax ni ki rek démb ñaar ñoo si faatu ndoo kenn ki 58 ans kenn ki 74 ans ñu dëkk kenn ki mi ngi dëkk sa Dakar Plateau kenn ki mi ngi dëkk sa Médina kon nag lim gi mi ngi gën a sakkan ci ñi nga xam ne ñoo faatu ci mbasum Covid 19 du ñu def lu dul jeexale ci les échos ak coow li nga xam ne moo am ci kër gii di Sénélec njabootuk ak Akile
tey sama xarit Pape Alé nekku fii min na lool Akilee contrat yi nga xam ne dañ mooy coow foofee si kër googu di Sénélec moom la ni l'IGE l'ARMP OFNAC ak nag Cour des comptes yi cadre yi nekk Sénélec si boppam ñoom ci boppam dañoo fës kee ne yóbbu ci yoon wala sax ñu saytuwaat contrat yi nga xam ne jot nañu ko xaatim jëm ci seen diggante ak Akilee lu ci mel ni kon Excelec ENSIC BLF entre autres am saa yooyu yëpp ñu xool saytu ko ndax dañoo gis ne ñu ko tëggee ak nañu ko xaatimee dafa desup yëngal yéen kaay bi foofu la génne kon nag nen lii mooy article phare yi ñu jàll ci Odia. ñu jàll ci Odia xool ni muy liggéeyee donc revoir un peu nu muy dessiner.